أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا mbokki alxaq saabitun wal baatilu zaahiq ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mboolem kuy déglu ak foo mën a dégloo ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu waa daara ji yëpp ak ñëpp ñuy topp émission bi ñu ngi nuyu sunu mbokk mi nga xam ne moom la ñuy waaj a dalal di al oustaz professeur Kharfaka Seye ngeen xam ko di gëstukat di boroom xam-xam waaye di gëstu ci lépp luy xew ci àddina bi rawatina kuréel yi am ci àddina bi ak seen doxalin waaye di gëstu ci doxalinu kuréel yi nga xam ni dañoo opposé l'islam waaye kuréel yi nga xam ni dañoo dikk ngir jële fi njàngale bi sallallahu alayhi wasallam ak kuréel yooyu yëpp seeni doxalin ak seeni stratégie yi ñuy def ngir daaneel l'islam sunu sëriñ bii di professeur Kharfaka Seye dana gëstu ci yooyu waaye di gëstu it ci waa Occident seen bopp ni ñu gisee l'islam ak ni ñu gisee yoon sallallahu alayhi wasallam moom daal macha allah gëstoom yaatu na lool di gëstu it ci Moyen-Orient beeg seenu doxalin ak fépp ci àddina bi rek di ko yàlla may ubbeeku ci mbir moomu tey nag mbokki daara ji sàkku woon ci ñun ñu sàkku ci al oustaz Kharfaka Seye ay laaj ak ay tontu yoo xam ne rek war nañ koo séq ak moom xam naa nag mawdu bi dina yaatu waaye ñu ngi commencé rek ci jëm li nga xam ne moo fi xew fan yi yëpp rawatina mu jóge ca France nga xam ni yàgg na faa jóge caricature yi nga xam ni moom la ñu def fële ca France fan yi incha allah li nga xam ne nag nar nañoo ànd ak suñu mbokk al oustaz Kharfaka Seye jàngat ko comme ni ma ko waxee léegi caricature yi nga xam ni moo xew ca France ak yeneeni mbir yi nga xam ni France da koy wax ndax ku déglu président Macron mi ngi wax ni ñoom li ñuy def ni liberté d'expression la maanaam hurriyatu ta'bir maanaam nit sañ a wax xalaatam ak wala mu ak nu mu ko waxee nag sañ na ko kon moo tax incha allah bu ñu ko waxtu yu mayee dinañ ñëw ci loolu jàngat nan la France gisee loolu ak yu bëree bëri yoo xam ne incha allah dana aju ci thème bi waaye balaay loolu dañuy bàyyi sunu mbokk al oustaz Kharfaka Seye mu nuyoo al oustaz bismillah mën ngaa nuyoo waaye boo nuyoo ba noppi rek nga ñëw mubasharatan defal ñu benn muxaddima ndax mbir bala nga ko waxtaan da nga koy xam nga defal ñu benn muxaddima ci caricature yi rawatina nag bii nga xam ni moom la ñuy faral di def nga xam ni day aju ci wàllu ñaawal ak reetaan yu sallallahu alayhi wasallam te muy faral di jóge France ñu bëggoon nag nga wax ñu la kañ la commencé di kañ la ko occidentaux yi commencé di def rawatina France ak anam bii ñu koy defee nga defal ñu ci benn muxaddima rek balaa ñoo dugg ci lubbul mawdu ndax dina am solo lool insha allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi mbokki alxaqu saabit maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar buñ jëlee nuyoo bi teg ko ci loxo suñu mbokk mi di Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop ak Serigne Mbacke Diop ñu tegal ñu ko ci loxo mboolem waa alxaqu saabit ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaar fas yéene ànd ak suñu mbokk mi di Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop ci laaj ak tontu yu jëm ci tomb bi mu wax nga xamante ni dafa aju ci xew-xewu jamono di caricature yi waaye comme noonu nga ko waxee ci sa njëlbeenug laaj waaw Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop comme noonu nga ko waxee ci wàllu caricature wala tashwih ñaawal wala saboote di ko def ci l'islam loolu yàgg na lool booba France doonagul France ndax bu nu delloo ginnaaw ci taarix dañuy gis ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee yàlla yónni ko méthode bu nekk noonu l'islam jëfandikoo nañ ko li itfa i nuurillah ngir fay leeru yàlla gi waaye nag musuñ ko réussir kon ñëwoon démb
ak ñi tey ak ñi ëllëg ba ilaa yawmi diin kenn du mës a réussir kenn du mës a am ndam ci fay leeru yàlla gi moo xam méthode boo mën di jëfandikoo bul fàttali yéefaru màkke yi jëfandikoo woon nañ li ñuy wax ay mufaawadaat maanaam ay négociation pour yonente bi négociation yooyu lu ni proposé woon nañ ko yonente bi ginnaaw sax bu na ko diggee ni ko mën na laa def buur mën na laa def kilifa loo wax ñu nangu loo digle ñu def loo tere ñu bàyyi mën na laa jox alal yooyu yëpp yonente bi gàntal ndax yàlla mi aji joxe lépp moo ko yónni benn mission pour mu yeggale ko te ci loxo yàlla boobu lu lépp nekk ñu def ay négociation ba ci àgg sax proposé woon Abu Talib ngir mu yéefari màkk yi proposé woon Abu Talib nangu koo jox Ammaara ibnul Walid Abu Talib doomoo ko Abu Talib jox leen yonente bi ñoom ñu ray ko fii dama bëgg a wane rek ni méthode bu nekk aw nit ay noonu yàlla jëfandikoo nañ ko ngir fay leeru yàlla gi ba ci mbugal ku ne xam na li julli yu njëkk yi daj ngir mbugal gu leen doon mbugal ngir ñu weddi yàlla te taxutoon ñu weddi exilé génne ba ci say su langage su jamono bu ñu doon wax ni jullit ñi dooroon nañu ay daw làqu ci wàllu diine ay réfugié politique ay daw làqu ci wàllu politique bi di dem Éthiopie maanaam méthode bu nekk noonu yàlla yi jëfandikoo nañ ko musuñu ko bàyyi nag ba bi ñu dajee ngir caricature rek li ñuy wax diine lépp loolu dafa jóge ci yàlla di wàcc ci suuf te ñoom ñu gëm ni loolu mooy li yàq doxalinu àdduna parce que ñoom dañoo yàgg xas diine bu fàttale ko ni ñoom bokk na ci seeni xalaat junni jumtukaay danañu ko jëfandikoo ngir sorele nit ñi ak diine soo waxee ñu ni ak diin ak ñun soxob ñu ni diine mooy l'opium du peuple mooy dorogu askan bi dorog la ñu ni ak diin war rajo sawa diine ak dellu ginnaaw ñoo yem ñu ni diine ak réer kiif diine ak dellu ginnaaw ay frère lañu ñu ni diine fii nag lu mat a taxaw la ñu ni ak diin wal xurriya naqiidaani ñu ni diine ak liberté dafa safaanu loolu dana ci ñëw ba xam dëgg la wala lu dëgg waaw loolu dañ cee yàgg léegi ñi nga xamante ni tey nag surtout ñu nekk ci ginnaaw caricature yi mooy ñi nga xamante ni xam nañ ni li ñu bëgg ci kaw suuf kenn leen ko teree am mooy yonent bi salaay salaam lenn leen ko teree am muy diine l'islam ñu ni nag nan ko tashwiih nan ko jabolire nan ko caricature waaw comme nag léegi dafa am lu xewoon ci histoire Occident rawatina France mooy am diine bu mos a toog ci seeni xef parce que bu fàtte faaw ñu xam leen mooy histoire diggante France ak diine France dafa amoon diine ju fa amoon doole comme Europe gépp muy addiyaanal masiixee muy la chrétienté diine jooju nag naka jekk dafa bañoon li ñuy wax xurriyatul bahth liberté ci wàllu gëstu diine jooju dafa bañoon xurriyatu taabir liberté d'expression diine jooju dafa bañoon ruuxu naqdi esprit critique musta nangu lenn lu loo xamante ni moom moo ko jëloon teg ko ba ci sax wàllu xam-xam bu man di doon képp ku mus a gëstu ba ci suuf si ñëpp xam na ni suuf si nekkul ci centre de l'univers mais bi amee benn tubaab bu dikk indi xalaat bu meloon di Copernic ak Galileo dañ leen a bu dee Galileo dañ ko woo weddiloo ko mbugal ko ba bi muy dee dañ ko dafa dee ci ñu toroxal ko toroxtaange ci sonal wuñ ko doon sonal ngir lan dafa wax lu wuuteeg li Église catholique waxoon mooy Église catholique dafa waxoon ni suuf si moo nekk ci centre de l'univers suuf si benn place la nekk wërut te loolu diine chrétien la Église catholique ànd ak buur yi empereur yi ñu toog ci kaw peuple yi moo tax France bi ñu defee seen révolution dàq diine ci seen doxalin
rawatina bi defee seen déclaration universelle boobu ci 1789 ñu dàq lépp luy diine ci France mais diine ba leen tooñu diine l'islam parce que diine l'islam tubaab bi yépp ci l'islam la ñu jàngee li ñuy wax esprit critique nga xam ne mooy ndey xam-xam Europe bu ñu ak fii ñu yegg si li leen ko may mooy esprit critique maanaam nangoo critiquer lu lay jox te loolu ci l'islam lañ ko jàngee ñoom jamono bi nga xamante ni ñoom képp ku daan gëstu sax ci xam-xam yi demee ni philosophie ñu rëbb la génne la ci diine ji la boobu dañ lay tuumaal bil hirtaqa comme ci l'islam ñu ne ko murtad képp ku mos a gëstu yenn xam dan la wax sax ne la ñoom réer mandargam torox loolu yàlla la ñoom tubaab yi loolu leen gëmloo woon réer mandargam torox loolu yàlla la pour bañ nit ñi jàng jamono boobu alquran mi ñuy woo ci xam-xam dañu doxloo ci kaw suuf di aaya kaw ni yooyu lépp luy wax ci kawnu bi alquran wax nañu ko kon julli ñi amul woon problème boobu égalité bi nga xamante ni tey ak liberté bi nga xamante ni ci la France bi dëgg di tappale di wax liberté d'expression fekk xeex diine ko tax a jóg égalité boobu liberté boobu dëgg boo ñëwee da nga xam ne ni ko l'islam jàngalee safaanoonu lool ak ni ko français yi ak occidentaux yi di ko waxee ci tappale rawatina français yi jëlal ñetti baat yi nga xamante ni mooy bàkku France muy égalité liberté ak justice loolu ay kalimaan maasula la rek ay baat yu suy lem loolu bi ko l'islam yi jàngale booba France doonagul France puisque li ma tax xam pour ñëw dëgg nag ci sa laaj bi muy liberté d'expression ku ni xam na ni liberté àqu doomu aadama la waaw waaye comme liberté yépp nag ni mu amee liberté d'expression nga xam ne nit ki sañ naa wax noonu la amee xurriyatul i'tiqaad nit ki am na droit gëm lu mu gëm mais li mu gëm nag beneen liberté waru koo yàq France foofu la ñuy tappalee suñu waxee liberté d'expression xurriyatu ta'bir mais ci wet gi am na xurriyatul i'tiqaad liberté de conscience mooy nit ki tànn doon yahud nit ki tànn doon chrétien nit ki tànn doon musulman même ci valeur de la république yi am ni Macron moom lay incarné li doonoon yoon mooy république sàmmal kenn ku nekk gëm-gëmam ba kenn du la ree yin bokk nag buñ ci caricature ñu caricature ci mais liberté dafa am ay dawaabit liberté bu mën di doon dafa war a am fu mu tàmbalee am fu mu yem comme ñoom ni mu ko waxee ni liberté sa liberté fi mu yem fi la liberté jàmbur tàmbalee waaye pour wax la ni la France dañoo yàgg noonu ak diine moo leen tooñoon la leen ko yóbbee diine leen tooñoon te diine jooju leen tooñoon moo doonoon ak diyaanal masiixiyya mais du l'islam comme nag ñoom base diine leen bañ a dégg bi l'islam ñëwee ñu gis la idaa jaa nasrullaahi ñëwaat ñu gis ay junni di dugg ci l'islam waxuma ci Europe gi mais ci France rek waaye Europe diine ji gën a gaaw màgg ci adduna bi bépp diine yoo mën di jël yi nekk ci kaw suuf bi gën a gaaw màgg mooy l'islam ci continent yëpp ba ci Europe ñu ne nag lii buñ ko bàyyee Europe nga xam ni baat bi diine chrétien la dana dem ba Europe nekk dëkku l'islam te loolu li may wax ñoom seen jëmmi bopp ñoo ko wax moo tax ñu di ko caricaturer ci anam bu nekk ba ci nag façon dessin yi nga xamante nii xam naa soo ma laajee ndax caricature yi ni def mën nañ ko tuddee liberté d'expression wala lu gëm la wala déet dana am lu ma la ci toll. waaw si Moustapha leneen li ma fàtte woon ci li nga wax ni comme France kañ leen ko tàmbali mais da ngay jël rek Occident te Occident bu ñu ko waxee tey mooy Europe ak Amérique mais ñi ko ŋànk muy juif yi bu ñuy wax caricature ci ñoom la tàmbalee puisque ñoom seen jëmmi bopp comme ñoom dañoo bon ñu jël ñi gën a baax ci nit ñi ñu ni nañ leen wàcce ban am seen wàcce waaye ñoom mooy wane ne ko nit ku baax amul
moo tax juif yi ñoo njëkk a tàmbali caricature. gis nga boo demee ci tawraat bi nu bind ñoom ak talmud ba ci seen protocole yi nga xam ni protocole yi ci 1897 leeral nañ ci naka la ni fexee ba yàq deru képp kuy ku baax ba nit ñi du la roy. xam nga loolu dañ ko def ak yonente yu bëri boo xool dañ leen a caricaturé bi tuumaal leen njaaloo sàcc fen am na yonente yoon sax dañ leen a tuumaal njaaloo seeni doom ëpp na sax ñu tudd tur yi. am yonente yoon bi dañ leen a tuumaal sàcc tuumaal leen fen tuumaal leen maanaam jaamu xiram façon mbon bu nekk ñu tuumaal leen ko. loolu nag comme France mi ndey mbilli gi France dafa nekk ci noteelu lobby juif yi loolu nan ko wax. Macron marionnette la rek comme suñu président yi comme ñoom dañoo nekk ci loxo lobby juif yi te diine ji ma waxoon sànq ni moo mën a dox seen digg ñu am li bëgg ci kaw suuf te mooy dominer ko totalement mooy l'islam ñu continuer seen caricature yooyu nga xam ni seen i maamaaki maamaat yàgg nañ ko def laata yonente bi feeñ bi yonente bi feeñ ñu continuer di ko caricature ñu ne nan yàq deram loolu yàq deram bokkoon ci li njëkk a wax ñu yonente bi ab tireur la terroriste la. yonente bi nu mu nekkee terroriste yonente boo xamante ni 23 ans nga woote 13 ans yi bi nga koy wootee rey nañ say nit xiifal nañ leen maral nañ leen exilé nañ leen lu ni def nañ la ko ba nga jekku te laata nga jekk suñ borom moo la sant ne léegi nag ku la dóor fayul te loolu du waa yëpp ko maye bi nga jekkoo say noonu ci fatxu Makka te loolu ñoom tubaab yi sax bu ñëwoon ci témoignage yi def ci yonente bi li tax ñoom ñi gën a honnête ci Occident reconnaître que ni yonente bi mooy nit ki gën a mat ci histoire humanité mooy nit ki gën a dirigeant bi gën a mag ah mooy ki gën a kawe ci ay jikko ay valeur luy incarner lu mën a yor humanité di ko doxal yonente bi moo ko ëppale ñi gën a honnête ci ñoom wax nañ loolu yonente bi ñu xor ñooñal ko 13 ans rey ay nitam génne ko ba mu jekkoo seenug dund ak seenug deene ci loxoom lu mu leen waxoon isa bu fant mu tulaqaa bokk na ci leen koy caricature wane ni islam li ko tas mooy ay jaasi te loolu c'est pas vrai li ëpp naam am na ay xeex yoo ci ni xeexu défensif la woon mais dootu xeexu offensif yonente bi musta gàddu jaasiyam fekk aw nit di leen rey yonente bi li gën a xale bu gën a ndaw mënoon na koo yendal ci nuyoo ci lewet te loolu ñoom seen jëmmi bopp duma wax sax ni ko julli ji feere mais ñoom seen jëmmi bopp dañ koo seere mais nag ñu ni nañ diaboliser l'islam ngir l'islam taxaw. waaw kay jërëjëf al oustaz Khat Faaka Seye xam naa muxaddima bi ñu defal leeral na lu bare bari ware na ni it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko commencé caricaturer mooy bi muy doog a feeñ caricature jiitu na loolu waaye nag bi mu doogee feeñ bi mu feeñee ba ni mu fi nekkee ñi ngi koy ñaawal di ko caricaturer kon mel na ni mbir mi lu commencé wul tey macha allah nga defal ñu rappel historique bu am solo boo xam ni it ànd na ak lépp wan ni it occidentaux yi lii dañ ko doonnoo ci seen i maam muy rappel bu am solo boo xam ni dina mën a tax ñu gën a mën a dugg ci biir thème bi laaj bi ñu ci bëggoon a teg mooy nag comme lii yëpp France bu ko defee dafa am lu muy mbubboo ni moo tax ñu di ko def moo tax ñu sañ ko def muy hurriyatu ta'bir moom nga tudd ko léegi muy liberté d'expression loolu nag bëggoon nañoo xam ci boppam l'islam moom dafa nekk obstacle ci nit joxe xalaatam wala déet ginnaaw bu loolu leeree France ci boppam moom li muy tuddee liberté d'expression dëgg-dëgg fan la ko jële ndax boog li muy wax ci liberté d'expression dëgg-dëgg lu mu gëm la wala dafa am ak nifaaq ci biir wala dafa am noo xam ne daal moom la ñuy tuddee liberté d'expression ñoom dong ñoo ko sañ a def wala déet ndax dañoo gis seen li ñuy waxee liberté ñoom dafay mel ne bu ñu koy appliquer day doon 2 fois 2 mesures moo tax nag ñu bëggoon xam liberté d'expression ci boppam nu ko France gisee moom ndax dëgg la ci ñoom li ñuy wax de manière générale dañ koy doxal ni mu war a doon wala déet ndax li ñuy def lépp day mel ne boo ko seetloo ci loolu lay tënku. fi ma fa jërëjëf xam nga notion kii liberté d'expression ñoom daanaka boo xoolee liberté yi bëri na mais dañ ko jiital ci lépp
mais comme li nga laaj France seen liberté d'expression buñ ko waxee te yàlla tax xeen buntu la boobu dañ ko bëgg a ubbi ngir xeexe ko l'islam parce que bu dee christianisme moom daanaka détruire nañ ko totalement. léegi ci sa biir laaj lan mooy wane ni France bu waxee liberté d'expression lu ñuy wax la nii rek mais du lu gëm dëgg au fond parce que gis nga liberté du état yi rek ñoo ko war a yor di ko doxal lu leen arrangé parce que bu nan bàyyi xel leen kilifa yu bëri yi ngànk àdduna te ñoom yilif gi ñu yilif àdduna am ñeneen ñu leen yilifaat ci suuf dafa am ay baat yu ñuy jëfandikoo yu ni suy lem la ci kaw bokk na ci bàkku France boobu ñuy wax égalité fraternité ak justice. léegi jëla ci baatu liberté nga teg ci expression dama leen di jox benn xew-xew ngeen xame ci ni France bu waxee liberté d'expression surtout Charlie Hebdo ay nar la rek lu yuñ teg mais du lu ñu gëm. léegi jëlal ci comme démb bis ni ki démb ak bari ci démb lan doon ñoom lan doon fàttaliku attentat yooyu amoon ci France ci attentat Charlie Hebdo yi. pourtant journal bi nga xamante ni mooy def caricature yi di Charlie Hebdo Charlie Hebdo dafa caricature yonente bi am ñu jug rey ci fukki nit ak ñaar rey googu nag dama ko def entre guillemets maanaam ba xam ñi leen rey ñoom seen jëmmi bopp la wala déet puisque loolu lu mu yàgg xam la loola bu doon waxtaan bi ñoom seen jëmmi bopp yàgg nañu foomante maanaam def ay attentat ba pare wëlbati ko ngir diaboliser gi ñu doon diaboliser l'islam caricature gi moom caricature jiiñ ko loolu gis nañ ko ci attentat en septembre rek yu bëree bëri moo tax ñu bëri nañ di def attention. Charlie Hebdo bi mu caricature yonente bi sallallahu alayhi wasallam booba Nicolas Sarkozy moo fi nekk dafa am benn ku doon liggéey ci rédaction wu Charlie Hebdo doon dessinateur doon dessin doon def ay caricature ñu ko doon wax Maurice Fini ci Charlie Hebdo la doon liggéeyee ci 2008 bi nga xamante ni Maurice Fini def na ay caricature yoo xamante ni daf ko defoon jëmale ko ci benn doomu Nicolas Sarkozy bu ñu doon tuddee John Sarkozy nan bàyyi xel baax la ni wax Charlie Hebdo ci boppam Maurice Fini dafa doon liggéey caricature doomu Nicolas Sarkozy bi doonoon président France bi ni caricature yonente bi moom Maurice Fini caricature John Sarkozy doomu Nicolas Sarkozy fekk booba John Sarkozy dafa doon dugg ci convertiru ci ak diyaanal yahudee ci judaïsme juif fekk booba dafa bëggoon a takk benn juif bu jigéen boo xamante ni dafa nekkoon héritier maanaam waroon a donn benn société bu mag boo xamante ni daf doon liggéey ci wàllu ay maanaam matérielu kër nga xam ne alal ju bëri la yoroon doomu Nicolas Sarkozy bëgg koo dugg takk mais comme juif yi ñoom ñoo not adduna bi notaale France ñu ne ko da ngay convertir ci judaïsme mu la avant nga koy takk mu nangu ca dugg Maurice Fini caricature doomu Sarkozy boobu daan ni xaalis moo ko ci dugal ci 6 juillet nan bàyyi xel bu baax li may wax ci 6 juillet ku ne wax Philippe Fabre boobu moo nekkoon directeuru publication Charlie Hebdo bi Maurice Fini caricature doomu Sarkozy bi caricature bu garaaw mu Philippe Fabre da ko woo ni ko yow sa caricature yi waaw
du caricature ndax mën nañ koo jàppe diffamation ak it du mën a nangu daal directeur Charlie Hebdo mooy wax de Philippe Fabre daal ni ko loolu du mën a accepté te it buñ la ci yóbboo ci yoon doo ko mën a défendre Philippe Fabre dàq Maurice Sine ba biñ demee ci yoonu France jox dëgg Maurice Sine yi mais journal bi comme journal bi moom mooy caricature yonent bi toujours France gépp taxaw rawatina seen njiit yi naax fekk yi nii am na droit caricature yonent bi ñu dem ba jëmmi jamono Charlie Hebdo caricature yonent bi France gépp jub daal ni waaw liberté d'expression si Moustapha ñu ni léegi nag Charlie Hebdo comme ni ko Macron waxee Charlie Hebdo am na droit caricature yonente bi Sampaté mii nga xam ne dafa doon nee na da doon jàngale ku ma da doon tappale indiwaat caricature yi ban rey ko ci Sarkozy Macron ni am na droit def ko léegi Maurice Sine bin reyee fukk ak ñaar ci attentat yi amoon ci Charlie Hebdo ak Hyper Cacher nga xam ni ba léegi maa ngi leen di wax ni tappale juif yi juguñu ci parce que bon fàtte ni dañu attaqué Charlie Hebdo dem attaqué benn magasin bi ay juif ñoo fa nekk tuuti lañ ci teg benn Yemi Netanyahu ñëw fa lépp juif yi ñoo nekk ci ginnaaw mais Maurice Sine nga am solo daf ni yéen ay naafeq ngeen mu ni man doomu Nicolas Sarkozy la caricaturé bu doon bëgg a dugg ci juif ngir takk jabar du am xaalis directeur Charlie Hebdo wooma ni ma da ngay baalu ma lànk mu dàq ma ndax dañuy àndu ci caricature yi mais ñu dem ba jëmmi jamono mu ni Mahomet ñoom Mahomet la neex Mohamed nga xam ni milliard ak genn wàllu ñoo ko gëm Charlie Hebdo caricature ko ay attentat am fi ngeen taxaw di wax liberté de la presse mu ni ana liberté de la presse ba may caricature doomu Sarkozy pourquoi kenn amul droit mu ni moom lu pourquoi amul droit caricature doomu Sarkozy te journal bi tey ñëpp ba ci Sarkozy taxaw ñëpp taxaw nii ak ay Hollande ak dirigeant France yëpp Macron booba classe politique bu France yëpp taxawoon ni Charlie Hebdo am na droit caricature yonente bi muy la ñu ne na fekk ngeen fu Charlie Hebdo amee droit caricature Mohamed man am naa droit caricature doomu Sarkozy beneen naa fekk waaw ñu yeggale beneen naa fekk bi pour walla ne la France li ñuy wax ci liberté d'expression bu dëgg am na lu ñu tuddee al-maxraqa an-naaziyya muy holocauste gis nga ci luwaayu France délit la képp ku taxaw caricature holocauste billaahi gis nga Charlie Hebdo bi nga xamante ni moo caricature yonente bi te yàgg koo caricature ñeme wula caricature holocauste mooy juif yi Hitler rayoon ci chambre à gaz yi rey ci 6 millions nga xam ni 6 millions la ñuy wax lu juif yi programmé woon la ca baal 1897 ni faw ñu rey ay quelques juifs amplifié ko pour mu nekk source de propagande pour ñu mën xam état seen état bi tey nga xam ni Netanyahu bi attentat yi Charlie Hebdo yi amee demoon na mais Charlie Hebdo kenn benn journaliste ci France ak Europe dëkk yu bëri kenn ñemewu fa caricature juif yi ñoom ay intouchables lan mais bu dee yonente bi nga xamante ni 1 milliard ak genn wàll ñoo ko topp di nit ki gën a mat ci mboolem yonente yi ak mboolem ko yàlla bind ñu ne am nga droit caricature ko xoolal ko naa fekk benn député li ma lay wax maa ko sama journal politicien la defe naa parti socialiste la bokkoon dafa waxoon ni Hitler rayul lu bëri xam nga dañ wax ne Hitler moo rayul 6 millions juifs moom lañ tuddee holocauste al-maxraqa an-naaziyya mu ni Hitler rayul lu bëri c'est-à-dire muy ni mu rey si juif yi bëriwul partem ci boobu ñoo ne ko da ngay baal wala ñu dàq la fàtte sax nu ko dàq Maurice Sine lan waxoon da ngay baal wala ñu dàq la
moom parti bi daf ko dàq ndax loolu. mais pourquoi kenn amul droit kenn sax waxuma la droit mais ñemee caricaturer Holocauste ba pare ci wet gi nga ne ñeme am nga droit caricaturer Muhammad loolu mooy lan léegi liberté bi may nit mu caricaturer Muhammad moo ko war a may kay mu caricaturer Holocauste pourquoi kenn du caricaturer Holocauste ndax juif yi la ndax juif yi ñoo yi def président français ñoo leen defloo ñoo leen dindiloo pourquoi kon ñu def loi ci France di criminaliser maanaam di képp ku caricaturer juif yi ak seeni gëm-gëm am na nu lay tuddee mooy antisémitisme mais ci wet gi xanaa kon liberté moom dafa am ñaar isdiwaajiya su fi xorriyatu ta'bir pour li ma leen waxoon ci tàmbale bi ni la loolu ay baat la yu ñu jëfandikoo mais dañ koy naxee nit ñi ñu bëri na ci leen naxe France bu ñu waxee égalité yaa ngi doon laaj sin Moustapha nga ni ndax l'islam dafa am problème ak liberté déedéet mais islam mooy ndayu liberté dellul ci luxatul Qur'an dellul ci alquranul karim France ñi ngi xam ay liberté yooyu ñuy wax yépp liberté d'expression liberté de conscience liberté yeneen yi 1789 alquran ba muy yëkkati shi'arul musawat égalité wane ni yàlla moo ñu bind ci ay xeet yu wuute ci ay couleur yu wuute ci ay làkk yu wuute ci suuratu Nisaa yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waahida loolu mooy pire égalité yëmu ca wa xalaqa minha zawjaha gis nga de wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa lii moom la tubaab yi jéem a tappale naan ay égalité ak parité yooyu même alquran baat bi sax toujours da koy indi rijaal wa nisaa waaye lu mu ci rek nag wa taqullaha mais ñoom nag lii leen amul taqwallaa leen amul nga jëlaat laneen lu am solo loo xamante ni moo tax jullit ñi war nañu gën a incarner l'islam nga jëlaat dëggi égalité nga xam ne moom it ci fondamentaux yi nga xamante ni tubaab yi dañ koy woote mais ci tappale yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda Allaahi atqaakum yàlla moo ñu bind ci góor ak jigéen kon l'islam amul problème mu góor jigéen comme ni nga xam ne France tey dem nañ ba dindi baatu góor wala jigéen dem nañ ba dindi baatu baay ak yaay ñoom dañoo dem nañ ba dindi baatu monsieur madame même ñi nga xam sax ay valeur la yu amoon bu njëkk ay doomi xaraam pour biiral ñu baal ma yooyu yëpp dindi nañ ko ci seeni kii léegi li indi rek mooy jëkkër ak jabar daal amul waaw bu la neexee nga doole ci baneen muy bu ne ci diggante bi góor jigéen wala góor jigéen ay kii góor la wala jigéen yëpp dañ ko bëgg a dagg mais xoolal liberté loolu du liberté loolu ak alkaane la te ñoom ñi ngi subir conséquences yi parce que am na ñoom ci seen biir ñoom dem nañ ba xam ni fi mu jëm du fi ci turu liberté tappale yi nga xam ne ay baat la yu ne jëfandikoo mais léegi France piscine dañuy am na piscine mi dañuy tere jigéen bu sol colug l'islam pour sangu ci piscine yi maanaam muuru mais am nga droit sol slip ngeen baal ma sangu ci piscine publique yi mais xanaa liberté bu may nit mu sol slip sangu ci piscine publique xanaa moo war a mën a may kay nag jigéen gu muur ay cëram nag sangu ci piscine nag wax dëgg yàlla liberté kay bu fekkente ne liberté rek tout court moo mën a may góor takk benn jabar boole ci ñetti coro ñetti far wala ñetti gel boobu moom moo mën a waxee ah xanaa moo war a mën a may góor it mu takk ñetti jabar ba ñeenti jabar léegi nan ma wax liberté comme takk nit benn jabar kan moo ko teg ci àdduna bi kan moo ko teg gisuñu kenn nit la mujj mu doon gisuñu ñaari nit te ñooñu ko teg ay dañ leen a bind ñu théoriser notion ni waaw nit benn jabar la war a am mais am na droit am benn jabar ak ñetti coro
et pourtant ci même liberté boobu moo waroon a may nit mu am ñeenti jabar moom it te France dañ ko fay tere. ana liberté bi may nit mën a sol lu ay weenam di feeñee ñu baal ma parce que dañuy wax dëgg ay tànkam bu sëggee lépp feeñ mu dugg ci école di jàng pourquoi liberté bi may kooku loolu wërta mën a may jigéen liberté mu muuru dugg ci école jàng ana liberté bi ni wax moo tax gis nga France li ñuy wax du liberté ñoom lii ñuy wax doo ko fekk sax Angleterre doo ko fekk Amérique ñoom ñoo gën a yées ci pays occidentaux yi ci xeex bu ne xeex l'islam mais ci ay tappale ci turu ay valeurs de la république ban valeur la di wax amoon nañ fi président moom di nii nu mu tuddati François Hollande mais ci mosul la waroon doon seeti ab gelam moom mosul am jabar ba léegi nii compagne wala am nekkaale mais yow am nga droit am ñaari nekkaale mais pourquoi ku am droit am ñaari nekkaale pourquoi amoo droit am ñaari jabar ana liberté bi ni wax bu dee lii ñuy waxaat nag muy liberté d'expression dafa am foo xam ni jëmu fa puisque ay rumeurs ñoo xamante ni tey boo ko koo xam ni boo ko caricaturé kooka moo gënal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko topp muy yonente sallallahu alayhi wasallam ñi ko topp ñun ñëpp moo ñu gënal suñuy ndey gënal ñu suñuy baay gënal ñu suñuy sëriñ gënal ñu mbooleem ay théories yi di wax ci kaw suuf am lu ca mën a juddoo nga koy def ci ay tappale ci tour liberté boo xamante ni yow ci jamono boobu ñii di France nank ko muy juif yi amoo droit caricaturer leen mais il faut ñu arrêter tappale yi beneen bi li gën a wane puisque ak faaw ñu décortiquer ko xoola Macron bi prof bi taxawee indiwaat caricature yi lu mu wax daf ni am na ci droit mais pourtant bi ko Erdogan waxee yow da ngaa dof pourtant France dañoo wutin ambassadeur bi nekk Turquie pour Macron mooy kan Macron di booy bu tekkiwul dara fekk ku ko mat maam ah te sax am na ñu ne da ko doon doxaan bi mu koy kii bi avant mu koy takk te boobu amoon na ci kër lan moo tax Macron mën a taxaw défendre ab journal wala benn prof bu indiwaat ay caricature mu ni am na ci droit pourquoi léegi kilifa gu toll ni Erdogan amul droit caricature ko tamit ni ko yow da ngaa dof te lim ko wax sax du caricature puisque Macron la muy wax ab il faut nga nekk ab dof pour wax ko il faut nga nitee di pour défendre yenn yi ci ay tappale foog ni nit ñi duñ ko xam ci turu ay liberté yoo xamante ni soo ko waxee yow sa bopp gëmoo ko maa ngi leen ko wax bu yàggul am na ay ñu doon manifestation yu jàmm jël ay comme li ñuy wax doomu tubaab yow mi dañ cee jëmmal Macron lakk ko tribunal daf leen a àtte ana liberté d'expression am liberté d'expression moom bu dee l'islam waaw waaye bu dee juif yi déedéet moom daal bu la neexee nga saaga yonente boo xamante ni mu gën ci kaw suuf ñi ëpp ci ay nit moom la ñu topp waaye boo caricaturé Holocauste nga xam ne ci juif yi la jëm ñu dàq la ci sa liggéey comme ni ñu def Mori Sine ajib leneen li ma bëgg a doole bàyyi la ko xel mooy nañu bàyyi xel baat yi te ñun ñu bëri dañu ci yóbbaale rawatina presse bi nga xamante ni ci soldu juif yi lañ nekk tey gis nga fexe nañ ba jël ay baat yoo xamante ni ci cosaan dañ ko dévier dëkkale ko fu mu dëkkut bokk na ci jihaad te ko di xam ne ni jihaad bu sacré la ci l'islam am ay principe am waaye ñu bëri nag ñu leen di naxe mooy comme ñoom fexe nañ ba seen yitte mooy diaboliser l'islam dinañu jël am njàngale moo xamante ni moo gën a dëppoog leen bëgg loolu ñu wax ko te dund comme ni ñu koy waxee muy idéologie wahhabite bi nga xamante ni tey saoudien yi dem nañ ba conscience yi di ko jël di ko sànni ca mbalit ma mais nag di ko remplacer beneen l'islam bu gën a yées ñu jël baatu jihad moo tax ñu bëri élite bi ñi nekk ci kaw ñoom lan nekk
xam na ni terrorisme la mais dañ koy tuddee jihad tubaab yi ñoo nekk ci ginnaaw terrorisme bii ngay dégg de mais ñu jël ko tuddee ko jihad am ay ndaw yu bëri moo tax xale yi war na leen a yee ni leen lii ñu leen di woon na leen jihad bu leen ko wuji ku ci dee sa war nga jëm mais comme ñoom dañoo teg benn agenda pour diaboliser l'islam ci anam gu nekk ci ay caricature diaboliser ko ci wane ni islam diine téeréer la ñu créer ay groupe terroriste yoo xamante ni ci yenn ci njàngale mu gën a yées ci njàngale l'islam bi idéologie wahhabi lañ ko jëlee di ci woo ay ndaw wëlbatiku nag di ko saytanaa l'islam di ko diaboliser maa ngi leen di waxaat leen seddu leen France est-ce que mu fee na gis benn jeune bu nekk France jug ni day xeex yi comme ni ñu koy waxee ni bëri na ay français yu nekk Syrie ak Irak wala Libye di xeex est-ce que mu fee cee gis ku dem Palestine di xeex yi maanaam ña ca nekk ci ay jullit ñu endoctriné leen dugal leen ci loo xamante ni sore na l'islam ñuy def ay affaire banditisme ba pare jàpp ni loolu l'islam la loolu ko ci dee sa war a nga jëm ndax l'islam jàngalewul loolu ñoom dañ leen di bàyyi libérément ñu dem ci dëkki yu demee ni Syrie Irak di fa dee ngir ñu taxallus ci ñoom ngir ñu pare ci ñoom beneen point bi ñu ciy gagné ci guerre terrorisme boobu mooy diaboliser ko l'islam wane ni l'islam diine rey la moo tax sax gis nga baat yi terrorisme lan doon wax terrorisme jëf la ju yàgg terrorisme jëf ji moom ak baat bi te ñi gën a tey bu fekkoon da lay tudde terrorisme boobu amoon na ñi ci ëpp ci diine chrétien lan bokk Hitler doon kii Hitler guerre bi nga xamante ni moo ko sabab muy deuxième guerre mondiale moo ëpp lu ci dee ci histoire humanité chrétien la est-ce que tax nañu tudde ko turu diineem ja attentat yi amoon Grenade attentat yi amoon Nouvelle-Zélande ki ko def est-ce que daa tax ñu tuddee jël lam def tudde ko diine chrétien déedéet loolu du maanu te moom moo def mi ngi mel ni benn ku santuloo samay kal lan ku sàcc nga ni loolu yëpp ay sàcc lan déedéet bu fekkee am góoraloo moo sàcc da nga naan góoraloo mooy sàcc bi waaye nga bëgg ni loolu yëpp ay sàcc lan ku sant Njaay bu defee dara nga ni ñi sant Njaay ñëpp ko def léegi nag bu fekkee am na koy tuddoo l'islam def mbir mu acte boobu ci nii mën nañ koo qualifier terrorisme mais askanale ko kooka rek mais bu ko askanale l'islam te nga xam ne yow même jëf ji ñu bokk ci yow ñu ngi koy def te tudde woo leen ko France musta qualifié acte bi nga xamante ni moom la kooku bokk ci diine chrétien te ba nga koy def ci bible la yoroon di ci ko jàng di ci référé wu rey ay jullit kenn tuddewu ko diineem ji États-Unis ñaata ñu bokk ci ay diine ñooy jël ay nit di leen rey ci ay école te tuddewul leen diine jan bokk pourquoi nag boo amee ku bokk ci kuy tuddoowul islam laay wax def benn acte ñu jël ko tudde ko islamiste loolu mooy naafeq gi xam nga luñ ci jublu mooy xam nañ ni France fii ay at li leen dal ci Afrique nga xam ne lu ne daj nañ ko fi pour def fi seen diine jooyu nga xam ne actuellement fukki nit yu dugg ci l'islam juróom-ñett fukki nit yu dugg ci diine ju man di doon juróom-ñettee ci l'islam lañuy dugg l'islam mooy majoritaire ci dëkki Afrique yépp loolu nag moo commencé am Europe moo leen tiital ñu ne nag nan ko frein ci diaboliser ko loolu nag mooy aynu an nifaq. jërëjëf professeur Khat Fakka macha allah xam naa leeral yi ci liberté d'expression moom leer na mu mel ne kon bu ñu jàngatee li nga wax rek mooy France kon li muy tuddee liberté d'expression moom wax la ci làmmiñ waaye bokkul ak li muy doxal muy benn nga xam ni ndax bu fekkee ni da nga ne ku ne sañ ngaa wax sa xalaat ni nga ko xalaate te ñoom ni ñu koy doxalee day àgg ci jalgati liberté wu jàmbur ndax règle liberté mooy ku nekk fi sa liberté yam fa la liberté keneen commencé kon sañoo ŋàññi liberté wu keneen wala jëfi keneen mu mel ne kon France loolu da koy def waaye du tee moom mu ŋàññi keneen wax ci keneen wax ci ngëm-ngëmu keneen nga xam ne loolu moom kenn mënu ko tuddee liberté ak égalité gém yi tudd yëpp moom daal leeral yi ci fànn kooku am na solo loolu xam naa li ñu ci bëgg a tofal nag mooy dañu gis ni nag réew yi occidentaux yi ñoom ñëpp dëgg la seen taxawaay ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak l'islam moom rafetul waaye nag France daf ci gën a fës boo gisee wax ju bari fa lay jógee yenn caricature yi fa lay jógee yenn wax yu ñaaweet fa lay jógee depuis at yu yàgg a yàgg léegi nag li tax France ci boppam loolu di fa jógee fu mu toll par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne ku ne xam nañ ci relation ak l'islam mais am nañ tuuti tolérance
France nag lan moo ko yóbbu ci niveau boobu loolu lu ma toon a jàngat la tey gis nañu France bokk na ci dëkk yi nga xam ni jullit yi dañuy yokk at bu nekk xëy na l'islam moom macha allah mi ngi développé ci Europe du yokk waaye gis nañu rawatina France moom dafa bokk ci dëkki France yi nga xam ne dafa mel ne l'islam daf ko menacé ci ñoom ci niñ ko gisee ñoom dañu gis ni bu ñu demee continuer nii l'islam mën a gën a yokk ci dëkk bi ndax avancement boobu l'islam di dox moom moo tiital kilifay France yi wala dafa am leneen lu leen motiver rek ñu moo tax ñu gën a sóobu ñoom ci xeex l'islam. waaw Sëñ Moustapha xam nga France li tax ñu gën a yéef ci pays occidentaux yi ci l'islam même ñoom seen laïcité bi ñuy wax boo demee am na yeneen dëkk yu doxal notion laïcité mais ñoom seen laïcité nan ko déggee mooy diine yu nekk ñu sàmmal ko la ca aju mais France nag seen laïcité li ci doy waar mooy laïcité xeex diine la rawatina l'islam puisque France loolu li ko expliqué sa laaj bi mooy révolution française 1799 ba 1799 dañoo mus a am problème ak église catholique ndax ci tàmbali bi waxoon nañ ni Europe bu njëkk dafa amoon ñetti catégorie bi fa ëppoon doole moo nekkoon rijaalu diin mooy nit ci diine yi ak église catholique te booba Europe dañoo amoon taalluq ak aju lool ci ak diyaanal masixiya boobu ak église catholique amoon ay privilèges yu dul jeex lëkkaloo ak abattre yi mooy empereur yi ñu not beneen catégorie bi moo nekkoon aristocrates yi maanaam noble yi ak ñu doon guerre ñoom ñoo àndoon not ñi doon tudde ay baykat ay mbaadoola ay jaam nga xam ni troisième catégorie bi ñoo doon dundal ñaari catégorie yu njëkk yi mooy rijaalu diin yi ñu di leen nax nag ci diine di leen nax pourtant xam nga ku leen yee l'islam leen yee puisque contact bi am ci monde musulman ak monde occidental moo tax monde occidental yeewu ba xam ne ñii dañ leen di nax esprit critique bi leen doon tere xorriyatul bahth liberté de recherche bi leen doon tere te ñoom ñu ñëw ci julli ñi jàng ko ci ñoom bu leen fàtte ni Pape Sylvestre II bi julli ñi nekk Espagne def na ñetti at Séville ñetti at boobu julli ñi fi nekk dikk di jàng doon ab ndonga di jàng Pape Sylvestre II léegi nag comme que ñoom diine daf leen a yàgg ndax te diine chrétien la rawatina France nga xam ne daanaka mënoon nga ni mooy taawu église catholique ndax église catholique nekkoon na fa ñu di leen nax di leen wax ni réer toroxlu yàlla la boote taar bàkkaar la fo bàkkaar la xeetu ndax yoo xam ni di la wax ni sax di leen jàngal ni leen bu la nguur mbéjee ci lexu ndijoor jox ko bu càmmoñ bi pour di leen a mën a not biñ demee bay France yeewu ci nag def révolution te révolution boobu ñu defoon bul fàtte ni ginnaaw bu tubaab bi jàngee ci jullit ñi ba am esprit critique xam ne lan nekkoon ay nax lan ñu jëm nag ci liberté boo xam ne nag moo leen yóbbu ci ñu bañ diine yépp ba ci l'islam bi nga xamante ni moo leen jàngal leen xam mais l'islam tooñu leen ñoom baat yooyu ñuy wax ci l'islam lañ ko jàngee kon l'islam mënta nekk obstacle ci liberté mais comme France nag fa la noonu l'islam yi njëkki woon seen xeex ba ci révolution ba dàq empereur ba dàq église catholique génne leen ci lépp loo xamante ni dafa aju ci doxalinu état bi ñu teg seen laïcité bu bon bii léegi nag comme ñoom xam na ni agenda bi ni doxal te du France dong muy àdduna bépp agenda bi ni doxal benn rek moo ko mën a opposé muy l'islam ñu ne nag nañ ko diaboliser mais France nag ñoo ci gën a yées France dañoo am politique boo xamante ni xoolal demal réew mu mel ni Allemagne Angela Merkel moo ko jiite Angela Merkel Allemagne mooy réew bi ëpp doole ci Europe pourtant parteem mi ngi tudd CDU chrétien démocrate des fois sax ma wax ni ñun Sénégal nga xam ne ay roy dàqalan wala ay roy gën a yées ñun laïcité France bi ñu jël wala laïcité occidentale bi ñu jël bu gën a yées la pourtant boo demee Allemagne di réew mi ëpp doole ci Europe
bokk réew yi ëpp doole ci àdduna bi ka ko jiite di Angela Merkel ab parti chrétien démocrate CDU la tudd. Sénégal gi amoo droit am fi parti bu turu l'islam nekk wala bu turu murid nekk wala bu turu tijaan nekk amoo ci droit boo ko defee kenn du la jox sa récépissé. Pourtant occidentaux yi nee nañ ci ñoom lañ jël laïcité jëlal Joe Biden mii nga xamante ni gagné na buy waat dana ñëw ci élection yi mën na waat ci Bible comme ni Trump waate woon ci Bible. Pourquoi ñun suñu président yi duñ waat ci yàlla duñ waat ci alquran duñ ko def ndax ñun ay roy dàq lan ay roy gën a yées lan comme France nag dafa yées te ñun su lépp ci ñoom lañ ko copier barem bi xoolal France soo xoolee li ñuy jëfandikoo yépp ci ay turu liberté d'expression xeex lislaam mu ko tax a jóg loolu dafa leer naññ puisque boo demee réew yu ko ëpp doole ñoom yooyu ñuy bañ mooy muuru dugg ci école ak yeneen yu ni demee ñoom terewul ko fa kon France bi ndax mu nekk ci devant bi mooy ñoom dañoo yàggaam histoire plaignant ak diine waaye diine jooju ma leeral ni du diiney l'islam waaw du diiney l'islam France nag li ñu def mooy na bukki ba defoon rek bam ne xarma xuma yaa ma saaga woon daaw mu ne ko man daaw fekkul ma juddu mu ne ko kon sa yaay la xamu nu ko làkkee noonu waaye France comme ñoom diine da leen a tooñoon ñu jël diine yëpp dugal ci benn salla mais l'islam bu ñuy wax égalité dëgg-dëgg moo ko jàngale bu ñuy wax justice moo ko jàngale justice u l'islam mooy justice bi yonte bi jàngale nga xamante nii newoon na Fatima bintu Mohamed bu sàccoon ma dagg loxoom égalité bi l'islam jàngale mooy égalité boo xamante nii Bilal ibn Rabah ak Seydina Abubakar ñoo yem Salman al Farisi ak Khalid ibn Walid ñoo yem Sohib ibn Sinan ar-Rumi di Rome ak Ali ibn Abi Talib ñoo yem ci diine ji maanaam kenn gënul sa morom lu dul ku la gën a ragal yàlla inna akramakum indallahi atqakum loolu mooy vraie égalité l'islam moo jàngale vraie justice islam moo jàngale vraie liberté mais ñoom liberté bii ñuy wax liberté 2 poids 2 mesures la lépp ay tappale la beneen bi ma ci dolli gis nga li naan yedd yërëm moo ko gën gis nga France ak dëkk yu bëri rawatina France mooy seen président yi waxoon naa ko sànq ay xuusma ñàppalan rek mais dafa am ay lobby juif yu nekk seen ginnaaw nga xam ni ñoo yilif adduna bi yilifaale France comme nag juif yi naka jekk dañoo am problème ak l'islam ñoom ñoo nekk ci ginnaaw yu bëri yu xew France ba ci sax ay attentats yoo xamante nii ñu ngi koy jiiñ ay soi-disant musulmans yoo xamante ni naan fexe nan ba copte leen woo leen ci loo xamante ni élite bi ñoom xam nañ ni loolu li ñu woo ay nit loola du l'islam parce que l'islam xamul loolu mais dañ ko def pour diaboliser ko l'islam lobby juif yooyu nag ñoo nekk di leen defloo ak di leen dindiloo lépp loo xamante nii dafa jëm ci seytaana ak taswi suuratul islam loolu nag julli ñi dañ cee war a conscient que ni xeex bi dëgg mooy lan nañu fexe ba ñu nit lépp loo xamante ni porox ndollu la bu mën a jaare ngir diaboliser ko l'islam muy ay idéologie yoom ci nii ay la yéwén nag am na fu mu ko jëlee ndax ñoom ñoo ko créé muy idéologie yoo xamante nii ci la ak extrémisme jógee ay nusus mutawaxisa sinaatu tawaxus bi am ci yenn ñoo xamante ni neeneen ay jullit lañ nga xam ni tey bu doon terrorisme marchandise la ñu ni usine bi ko defar mooy idéologie wahhabi idéologie boobu nañ ko dégager xam ne tubaab yi ci la ñuy jaar ànd ak ñoom ñi ko créé di ko tudde l'islam te du l'islam parce que loolu du l'islamu Muhammad naam am Muhammad a ko woote mais du Muhammad ibn Abdullah du Muhammad rasulullah mais Muhammad ibn Abdul Wahhab la woote boobu mu woote nag ban jaare ci am njàngaleem créé li wax terrorisme di ko rayalante jullit ñi di ko diaboliser jullit ñi loola nan ànd xeex ko puisque ñun suñu yenent
contrairement ak Israël yi nga xamante ni juif yooyu ñoo yilif France yilif Amérique ñoom bu dee xeex ak ay jullit dañuy rey ay màggat dañuy rey xale dañuy rey ay bàyyima dañuy bombarder hôpital dañuy bombarder école dañuy bombarder jàkka dañuy bombarder église yonente bi sallallahu alayhi wasallam yooyu daf ko tere woon yonente bi ci xeex da daan tere ku dagg garab da daan tere ku rey màggat da daan tere ku rey jigéen bu xeexut ak yow da daan tere ku bombarder ay édifice public ay jàkka ba ci ay synagogue ay église loolu yonente bi daf ko daan tere te terrorisme bii ñuy wax nga xam ni victime yi ci ëpp boo waxee Macron di wax islamisme nangam te pourtant terrorisme bii ñuy wax ñi ci ëpp ñi ci loru ay jullit lan xanaa ñu jullit yi ñoo gënoon a am intérêt pour xeex terrorisme bi nga xamante ni tubaab yi ñoom ñoo ko créé de toute pièce mais xëcc ci ay dof yoo xamante ni dañ leen di wan ni lii jihaad la te du jihaad ñu wëlbatiku buñ ci reyee téeméeri jullit rey ci benn tubaab ba pare buñ reyee téeméeri jullit kat seen yoon newu ci jullit yi ni rey Palestine di leen rey Afghanistan di leen rey Irak doo dégg tey attentat yi am ci réewi jullit doo dégg mukk sun président yi jug ni dañuy manifester ji ngir loolu waaye buñ reyee benn tubaab ñu bëgg a tukkal àdduna loolu mooy lan. Oustaz Khat Fakka Seye yaakaar naa leeral yi ku amul woon lu la leer ci France ak taxawaayam ak occidentaux yi di nga gën a am lu la leer boo dégloo waxam ji mu mel ne kon daal histoire France moom bu ñu ko seetloo dafa ànd ak tooñu islam ak di ko xeex te it dëgg la Europe yëpp a koy xeex comme ni ñu ko waxee woon waaye wuute nañ nag ay xeexin waaye stratégie bi France teg daal mooy bi gën a ñaaw moom nga xam ni it dafay ànd ak wax loo gëmul comme ni nga ko leeralee ci biir kii yi moom booy déglu day mel ne doo bëgg a sax laaj da ngay bëgg a déglu rek ci leeral yi nga xam ne ni ko bëggoon nañ nag balaa ñuy bàyyi fii ndax xam naa dañuy dem tëjee bu ñu paree ci question bi question yi ci topp la ñuy dem tëjee fële la xew ci Amérique ndax concerné na jullit yi li ñu bëggoon rek mooy léegi nag comme lii yëpp am na te xam nañ ko ban taxawaay la réewu jullit yi war a taxaw lan mooy seen responsabilité ci xeex lu mel nii ak défendre seen yonent ak wan leen li nga xam ne moom la yonent boo def par rapport ak li nga xam ne ñu koy tuddoo te nekk ay jullit ak ñi nga xam ne it du ñu ay jullit waaye dañuy ñaawal yonent bi ci ay wax ak di soppi ay waxam ngir yàq deru l'islam ngir bañ l'islam avancé léegi nag taxawaayu réewi jullit yi ci àddina bi nga xam ne bëri nañ loolu daka ca war a jiitu xëy na mooy Saoudia te gisuñu loolu léegi lan moo war a doon taxawaay bi ci jullit yëpp war a am de manière générale ci réew yi loolu xam naa boo ñu ko leeralee bu fekkee it am na leen loo bëgg a yokk ci li ñu doon waxtaane yëpp balaa ñuy bàyyi question bi dem ci li nga xam ne moo xew Amérique xam naa nga indi ko boo tontoo question bi nga indi li nga ci bëgg a yokk te loo xam ne xëy na laajuñu la ko bu ko defee ñu mën a dem la xew ci Amérique ak la ca concerné musulman yi ñu tëjee ko incha allah. waaw Cheikh Mamadou Moustapha taxawaay bi moo war a doon jullit ñi delluwaat ci seen bopp xam seen bopp parce que nit caricature yi sax yàlla ma yàlla baal comme ni mu ko gisee bi mu amee ay président réewu jullit dem fa di manifester ngir jàppale Charlie loolu mooy ñàkk xam sa bopp am ñoo xamante ni sax mën na ko ba ñuy tudde ñàkk xam sa bopp mais wor sa bopp la wor fa nga bokk moo tax jullit ñi war nañu gën a mën a delluwaat jàngat seen histoire xam ni lépp lu Europe di ndamoo tey ci xam-xam ba ci liberté yi ñuy wax ci jullit ñi lañ ko jàngee mais duñ ñu ko bëgg a wax ñun dañuy falsifier suñu histoire te bokk na ci xeex bi tubaab noonu lislaam yi gën di def mooy dagg suñu digg ak borom xam-xam yi dagg suñu digg ak ñu baax ñi jën ñu baax ñëpp bëgg leen def tey ay bandi tey dafa leer xoolal tey idéologie wahhabite booy yi ko topp dañuy fekk am Cheikhuna Cheikh Ahmed Tidiane fekk am al Abdul Khadim ñu di ko diaboliser puisque caricature buñ jàpp ni tubaab yi rek koy def jullit ñi seen jëmmi bopp am na ñoo xamante ni dañ leen a jël ngir ñoom ñuy caricature l'islam ñi nga xamante ni tamit dañoo fekk ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon ñu baax ñu leen caricaturé looloon am na soo xam ne loxo tubaab yi génnu ci
kon nan fexe ba ñu gën a xam suñu yonent xam ni l'islam mission civilisationnelle la indi tey naka jekk mu l'islam moo tabaxoon civilisation ba nga xamante ni moo gën a mag ci histoire humanité te lalu woon ci xam-xam boobu nañ ci dellu ba lépp lu ni nasaka nocciti ci àdduna ñu bokk ci beneen bi ñooy nañu bennale suñu doole puisque dafa am France googu dafa am ko xam ni dafa doon toujours ñu wax ko ministère affaires étrangères bu France da doon liggéey dañu ñaari tax yi def àdduna mooy xam-xam ak alal 70% ci alalu àdduna ci réew yu jullit la nekk. Arabie Saoudite premier pays exportateur de pétrole. Iran boo demee moo am 4e réserve mondiale ci gaz. Qatar mooy premier pays producteur de gaz kii méthanol. boo dikkee ci diamant or maanaam lépp luy ay ressources minières da nga koy fekk ci réew yu jullit yi. pourquoi ñu gën a ndóol mooy dañoo bennoo wut kooku doon liggéey ci ministère des affaires étrangères bu France dafa comme wax ni ñaari taxa yi fi àdduna mooy xam-xam ak alal bu dee xam-xam moom am na honnêteté comme yeneen occidentaux yi ñun amee honnêteté xam ni Mohammed moo gën a mag ci àdduna mooy solution bi ñoom seere nan loolu waaye nag mu ni nan fexe ba jullit ñi buñ ko tal nan leen boole ñuy rayante nan leen falsifier seen histoire na leen diaboliser yonente bi te maa ngi leen koy wax bëri na tey diaboliser bu ne diaboliser yonente bi am na loo xam ne ci téere julli leen ko tibbee am na ñoo xamante ni ay soi-disant musulman lan te jëf yéni jëf moo gën a yées caricature yi yéen defal yonente bi puisque ñoom seen jëmmi bopp ñooy caricature l'islam ci seen i doxin ci seen i waxin ba pare bu amee ñu jóg ñuy caricature yonente bi ñu taxaw di ko défendre ci seen façon mais li bëgg mooy détruire l'islam loolu nag julli ñi dañu war a conscient parce que li wax maarifatul udu xam sam noonu xam ay planification xam ni muy tërale xam ni muy nasaka nocc xam dëgg sam noonu bi ne ci biti ak bi ne ci biir loolu julli ñi dañ ko war a xam mais taxawaay bi ñu war a am man jàpp naa ne du lakk du rey du xas xam nga lan la mooy ñoom dafa am kenn ci ñoom ko waxoon ni inna axsha ma axsaahu fi l aalam an yadhara muhammadan jadidan ne li ma gën a ragal ci àdduna bi mooy Muhammad mu bees feeñ xam nga loolu Muhammad mu bees feeñ ndax Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo feesaloon àdduna bi ak leer puisque kenn ci ñoom waxoon na ko yonte bi dafa set tellement que am na benn poète France bu ñuy tuddee Lamartine nee na bokk na ci honnêteté ñu wax ni Muhammad indi wutoonu neen mu ni déedéet histoire saxal na que ni Muhammad dundam gépp dafa tegu woon ci dëgg sori woon na ak neen ak caaxaan mu ni nag Muhammad képp ku bëgg a takkal takk booba ci sa kaw lay dal lii Lamartine ma ko waxoon kon Macron Sarkozy Hollande Charlie Hebdo yéen ñi takkal yonente bi takk gépp ci seen kaw lay dellu Gustave Le Bon waxoon na lu mel noonu nee na Muhammad li mu indi nee na Muhammad mooy nit ki gën a mat nit ki gën te kii dub jullit Gustave Le Bon benn aalam ijtimaa la mu ni Muhammad mooy ki gën a mat ci bëgg maanaam ku nu bëgg ci wàllu dirigeant mat ci wàllu nuboo gi ko yàlla yónni woon ci wàllu justice ci wàllu woote égalité mu ne yonente bu mel nii nag war nañu topp ko ko wax de Gustave Le Bon mu ne war nañu topp ko ndax li mu indi moo mën a réformer àdduna keneen feelu ko muy Lin Paul mu ni Muhammad li mu meloo woon ci lewet ci njàmbaar ci tedd ngay jikko mu ni nit mënu koo jàng te bëggoo kon ñun nan xamle Muhammad sallallahu alayhi wasallam nan fexe doon ay Muhammad yi nga xamante nii
tubaab yi moom la ñu ragal doon Muhammad yoo xamante ni xam nañ ni al izzatu lillahi wa li rasuli wa lil mu'minin doon ay Muhammad ngir feesalaat adduna bi ci vraie justice vraie égalité vraie liberté feesal adduna bi ci fexe ba julli ñi nekk ay alquran yu dox comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu yaay waxoon na ni kaana xulquhul quran ñun nañ jël alquran def ko suñuy jikko xam ne lislaam dafa am kàddoom ci ni adduna bi doxe ci wàllu politique ci ni adduna bi doxe ci wàllu social ci ni adduna bi doxe ci wàllu justice ci ni adduna bi doxe ci wàllu éducation ci ni adduna bi doxe ci wàllu culture ci ni adduna bi doxe ci wàllu science xam côté boo jël jullit ñi nañu dox ci xam ni lislaam daf ci am kàddu te nam ko jàngale mooy jàngale bi gën a parfait ñu dox ci incarné loolu pour reconquérir ak adduna bi loolu nag ki doon liggéey ministère affaires étrangères ne woon na jullit ñi bis buñ conscient ci loolu seen xam-xam bi nga xamante ni moom nangoon na ni ci ñun lan jànge ndax ñun ñu leen jànge sax musique ñu ne nan fexe ba buñ ko tal nañ leen boole ñuy rayante waaw nañ leen boole ñuy rayante nañ leen boole ñuy leen wax takfirul muslimin bil muslimin wa qatlul arab bil arab comme ni nga koy faral di waxe toujours ndax loolu dafa am solo toujours ñu di ko répété waaye nag fexe ba falsifier leen seen histoire wala leen ni leen l'islam am civilisation ñi baax ci ñoom na leen def ay bandi moo tax gis nga bu ñu gisee ay wahabit jël ko toll ni Serigne Touba wàccuwaay ba ko yàlla jox ci ngëneelam ñu bëgg koo wàcc xamal ni doxinu juif yi lay nay dox puisque juif yi ñoo daan jël yonente yi di leen wàcc ci suuf kon bu wahabi yi nga xamante nii moom ak wahabi yi sania maanaam produit sihyoniste la suñ jëlee ay awliyaawulaa di leen wàccee da ngay xam ni dañoo nàmp ci sihyoniste yi ci juif yi kon nañu dellu xamaat suñu histoire nañu dellu jël yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala ko fi uswatun hasana jooju nañ ko jëmmal kenn ku nekk na nga ko def say doom parce que dafa am loo xamante ni bu fekkee mënul soppi état bi yow mën ngaa soppi sa doom mën ngaa soppi koñ bi nga nekk mën ngaa soppi région bi nga nekk réew bi nga nekk soppiku continent bi soppiku àdduna bi soppiku waaw fi ñu tëjee ko ci wàllu googu mooy nañu xam ni l'islam diine ju parfait la diine ju valable la fi kulli zaman fi kulli makan contrairement ak yi ñuy gëmloo wan nañu ñëw l'islam am na ci loo xam ne dat bi dafa jeex déedéet l'islam diine ju valable la fi kulli zaman fi kulli makan kon nañ ko jéem a doxee waxe ko ci suñu doxalin yëpp ba ci suñu relation internationale entre pays musulmans yi nañu ko defee waaye su ne nii paaka bi rey jullit ñi ay jullit ñoo ko joxe paaka bi rey jullit ñi ay jullit ñoo koy daal waaw te foofoot li ma fafaat ci rek liggéeyu salte yi nga xamante nii noonu lislaam yi dañuy jël ay nit yoo xam ne dañoo laaj seen cerveau yi moo xam julli la ñuy tuddoo di leen def loo yenn liggéeyu salte yi ñooñu ñu fexe leen a kaar su tubaab yi créé seen mbir moo xamante ni la ñuy jëf l'islam nanguwu ko humanité nanguwu ko ñu tudde ko l'islam loola nañ ko démasqué ndaw yiñ ciy woo nag ñuy def di wuy ji parce que ba ci Sénégal gi am na ñuy wuy ji tan war a xeex nag pour kenn du wuy ji woote yu bon yooyu nga xam ne dañ koy tudde jihaad te du jihaad naam terrorisme la waaye terrorisme la boo xamante ni fibre bi ñu ko bëgg a solal kenn du ko nangu parce que l'islam du diine terrorisme l'islam du diine terrorisme ki ko jàngale mu ëpp yërmande ci foofu moom ci jëmmi boppam mooy aynu rahma muy dëgg yërmande te sax tubaab yi am na ci honnête ci ñoom puisque gis nga caricature am na ku ñuy wax John Bernard Shaw mi ngi juddu 1856 faatu 1950 benn écrivain anglais la bu siiw boo xamante ni mos na gagné prix Nobel de littérature 1925 bin sàkkoo ci moom mu bind benn théâtre ci dund Muhammad dafa bañ
dafa bañ puisque xam na ne dañ ko doon binduloo pour diaboliser l'islam mu lànk te moom bokk na ci ñi témoin ci yonente bi wane ni mooy ci gën a mat ci kaw suuf ndax moom waxoon na ni jàng na Muhammad waaye daf ko nee na Muhammad daf ko yéem daf ko gis mu sori lépp lu mu koy waxal mu ne yonente bi li mu woote moo mën a sauver humanité Bernard Bissot mooy wax mu ni Europe gii su bëggee nokki nañu roy ci njàngale Muhammad te nee na Muhammad rek am njàngaleem moo yor solution àdduna bi fegem nag ay tubaab ñoom ñoo nanguwul ku jaar ci ñoom ngir yàq derul islam extrêmement nag ñoo xam ci nee nañu ay jullit la ñoom. jërëjëf professeur yaakaar naa li nga indi ci solution yi tamit am na solo ndax am na loo wax ci biir muy lu am solo mooy solution yi waruñu koo def rek muy xeex ak rey ak yeneen waaye war nañ mën a am beneen réponse boo xam ne indil nañ ko noonu yi nga xam ne ñoom ñooy xeex l'islam moo xam ci xam-xam lay jaar ak jàngale ak yar xale yi ak wan leen lan mooy dëgg-dëgg l'islam defe naa ni loolu bu ko ñëpp déggoon àddina bi yëpp dégg ko jullit yi doon benn ci doxal loolu dina tax ñu mën a xeex li nga xam ni moom la noonu l'islam yi di xeexe l'islam defe naa lu jëm ci wàllu woowu moom li ci waroon a leer na xëy na ma bëggoon nag ñu jeexale li nga xam ni mënuñu ko ñàkk a wax muy ndax Amérique day réew moo xam ni day attirer attention àddina bi yëpp ñoom ñooy théoriser ni Amérique mooy réew mi yëpp démocratie ci àdduna loolu nag xëy na fii na war waaye comme dafay attirer attention wu àddina bi yëpp surtout la fay xew li fa xew ren jii nag di élection yi fa am Donald Trump daanu Joe Biden ñëw dafa am loo xam ni dafa ko wane ci àddina bi loo xam ni xëy na néew na moom Amérique mooy président bu ñëw am benn mandat Trump nag dañuy wax ni un président spécial. waaw xam naa moo bëggoon nag ñu jàngat tuuti comme noonu ma la ko waxee Donald Trump ak daanu gi mu daanu dañuy wax ni mësul am Amérique wala gëj na fa président bu ñëw am rek def benn mandat ma bëggoon nag ñu jàngat taxawaayu Amérique ci boppam ak président yi fay ñëw ak taxawaay bi ñu am ci l'islam ñoom dañuy gis ni Trump moom taxawaayam ci l'islam leeroon na waaye ñu bëri nag dañuy wax ci àddina bi est-ce que c'est vrai surtout jullit yi ñoom ni les démocrates ñoo gën a tolérant boo bëggoon nag nga jàngatal ñu ñoom ñoom ñaar ak les démocrates yi ñuy wax ne ñoo gën a tolérant ci l'islam ak lan la l'islam di séentu ci ñaari kilifa yooyu ak ñi nga xam ne ñoo ñëw au pouvoir. ci Moustapha jërëjëf xam naa comme dugg ci wax nga dëgg comme Amérique moom mooy première hégémonie mondiale te ay mbiram mu ñuy neex dañu naqare faaw muy teel ndax dafa bokk ci li wax sunna kawniya mooy période bu nekk ak nu ko yàlla bëggee rek am na benn force bu yilif àdduna comme ni nga xam ne lislaam yilifoon àdduna te lu ko jiitu Rome ak Perse yilifoon àdduna lu leen jiitu am ay civilisation yu fi jaaroon mooy Égypte ak Babyle la yeeg yu ni demee tey ñu nangu ni États-Unis mooy alxuwa al-uzma première hégémonie mondiale ay élection nag mënta ñàkk bañ a yitteel àdduna bi rawatina monde musulman bu ko defee comme ni ñu ko bokk seetlu mooy Amérique xam nga démocratie mooy loo xamante ni xëj na ñu nekk ak nañ ko déggee fi mu ne États-Unis li ñuy wax vote populaire yi du moom mooy fal président directement comme Sénégal nga xam ne par exemple dañ naan fukki million la ak juróom juróom-ñaari millions ñoo bind juróom-ñaari millions yooyu ci misaal ñu ne juróomi millions ñoo woote juróomi millions yi bu ñu wootee candidat sàngam am na ci nàngam maanaam ëppale ca tax mu falu déedéet ñoom demeewul noonu ñoom seen élection dafa xaw a xorom ñoom ay grand électeur loolot nag ci wet xam nga hal yastawi llaziina ya'lamuuna wallaziina laa ya'lamuun xam nga ñi xam ak ñi xamul wur ñoo yem puisque Sénégal ki jàng ba am certificat mata woote ak ki jàng ba am agrégation ñoo yem ci fal wenn carte rek la am
mais bu dee ñee nag dafa am lu ñuy tuddee ay grands électeurs loolu nag des fois mu xaw a indi ay complications nga xam ni mën ngaa gis koo xamante ni mooy gagné vote populaire bi maanaam mu ëppale ay nit yu ko wootee te du gagné lu tax mooy kee dafa gagné ay grands électeurs puisque ñoom état bu nekk ni mu day ci wàllu aw nit noonu la ñu ëppalante ay électeurs ba ci réew dëkk ba fa gën a mag di Californie nga xam ne 55 grands électeurs la am nga xam ne tey bu fekkee ne da ngaa gagné ay dëkk yu bëri yoo xamante ni seen grand électeur bëriwut kee gën laa néewle état yu mu gagné mais yam gagné moom ay dëkk yoo la xamante ni dañoo am ay grand électeurs yu bëri mën na laa gagné nga xam ne Trump nombre état yi mu gagné moo ëpp Joe Biden yi mu gagné mais Joe Biden dëkk yi mu gagné dafa ëpp ay grand électeurs léegi nag élection Amérique li tax mu intéressé adduna bi rawatina monde musulman surtout nag Trump mi jàll xam nga Trump américains yi ñoo koy wax moom républicain la waaye dañ koy melal président bi gën a yéef ci président Amérique yi ñoom dañ am nañu ko ciy wax bu dee Bush moom it républicain la dañ koy melal président bi gën a impopulaire ci président Amérique yi mais ñoom ñëpp boo leen boolee ñoo bokk nekk ay républicain ma fàttali ni Amérique daanaka ñoom ci seen démocratie comme ni ñu koy gisee ñaari parti daanaka ñoo fa noor muy démocrate ak républicain yi démocrate yi defe naa ñu ngi ci 16 président républicain yi 19 président am na ñoo xamante ni ci yeneen kii lañ bokkoon mais ñun monde musulman dañoo am tajriba bu metti ak républicain yi lu tax mooy soo xoolee première guerre golfe bi ku nekkoon président mooy Bush père te Bush père moom moo bokk na ci ñi sooke woon guerre golfe bu njëkk bi beneen événement bi gën a garaaw nga xam ni tey dafa changé monde musulman ci xeex bi leen di xeex ci turu terrorisme ki ko mëne mooy George Bush fils moom it républicain la te ñi gën a yéef nga xam ni ñoo gën a bind ci ay conspiration universelle contre l'islam di xeex l'islam ci républicain yi lañ bokk bu leen fàtte ni jaamukatu iblis yi Moussa Massar maa ngi koy nuyu xam naa dana reeti bu fekkoon dafa am numéro 2 dañuy wax ni kii la nu mu koy waxeeti maa ngi ju Pike Albert Pike daanaka guerre mondiale yi ñaari guerre mondiale yi am ba ci ñetteelu guerre mondiale bi nga xamante ni ñu ngi ci di ko rëdd maam la ci Kekeer Bush buñ fàttali moo indi woon it ñoom ñoo doon financé Hitler indi ko ci pouvoir bi ñu del fi waat ci rek juif yi ni fowee àdduna bi ñu indi ko ci pouvoir bi pour mu la rey leen ay quelques juifs pour ñu gonfale ko daan ni 6 millions la rey 6 millions yooyu kenn ñi ko weddi ci Europe te bu la neexee nee na nga saaga yonente bi pourtant bi leen Hitler defalee loolu ñu gonfale ko au lieu que ñu daggal juif yi état ci biir Europe gën leen defee loolu ñu dikk ci biir réew jullit yi daggal leen fi état li ma bëgg a wax mooy Albert Pike moomu nga xam ne lu ci bëri moo ko planifié ci xeex contre l'islam bi moom maam la ci George Bush père ak George Bush fils ak Kekeer Bush même ñu indi woon Hitler ci pouvoir bi te ñoom yëpp ay républicain la menn moom Albert Pike mooy benn général bu amoon statut ci Washington muy capitale bi bin rey George Floyd lan yàq ci wam boobu kon suñuy xool diggante donte que politique bu Amérique d'une manière générale defe naa l'islam wuru cee xaar lu bëri mais républicains yi ñoo gën a yées lu tax mooy républicains yi ñoom ay conservateurs lañ maanaam ay muhafizun lañ comme Iran boo demee dafa am ay muhafizun am ay islahiyun ay réformateurs ak ay conservateurs républicains yi ay conservateurs lañ ñoom ñoo gën a am taalluq ci diine jën gëm nag man dama wax jën diine la de wala boog jàppewuma benn ni diine catholique la wala diine kii ndax man dama jàpp ne ñoom ay jaamu ko te iblis lan
mais ñoom ñoo gën a am taalluq ci gëm-gëm te comme que ñoom dañoo am wékku ci leen gëm ñoo gën a contre l'islam puisque bon fàtte ni am na benn sénateur républicain bu mu sa wax ni jullit ñi buñ tooñee Israël wala ñu bombardé Israël danañ bombardé Kaaba gi. Paul Wolfowitz républicain la jiite woon na banque mondiale mus naa wax George Bush ne ko est-ce que jullit ñi buñ deewee danañ dem aljanna mu ne xaaral ma laaj ko sama yaay Bush laaj ko yaay mu ne ko déedéet waaye loolu jërut wax c'est-à-dire républicain yi ñoo gën a bañ lool moom histoire loolu la ñu jàngal. beneen bi mooy bu dee xadiya bi ëppal solo jullit ñi nga xam ne tey problème mu jullit ñi bu doon jëmm la ñu ne xol bi mooy alxadiya al festiniya taxawaay bi ci républicain yi am moo gën a yées te ki gën a yées ci histoire Amérique gën a am taxawaay bu bon ci alxadiya al festiniya mooy Donald Trump puisque moom moo jël Xudsu jébbal ko Israël définitivement ni leen looy lii mooy seen capital la seen maamaat yëpp bëggoon yàggoon na sax moo ci sawara ju njëkk ja ba ca Talmud ba ci protocolaat yi moom moo ko signé xanaa xamoo trop moo tax président américain buñ ci naxu ñoom it ay xuusma ñàppalante comme président français ak suñu président yi lobby yi leen di defloo ko dindiloo yi ci ëpp doole mooy lobby ay pag lobby juif yi nekk Amérique Trump leen ku dul gën a doye ci nguuram moo nekkoon mu reconnaître Xudsu comme capitalu juif yi nga xam ne loolu depuis guerre yi yàgg a taal guerre mondiale yi ak holocauste yi nii wax ak yooyu yëpp objectif final bi moo nekkoon nangu Xudsu bu doon cooki la ñu ne loolu mooy fin bi Trump moo leen reconnaître Xudsu comme capitalu juif yi te it ca la waxee toxale ambassade u Amérique indi ko jëlee ko Tel Aviv indi ko Xudsu kon xëy na élection yi loolu lañ ci doon wax ci ab tàmbali mais d'une manière générale républicains yi ñoo gën a noonu l'islam ñoo gën a Trump gisee bi mu toogee li mu njëkk a def rek mooy xuma 6 pays musulmans mu interdit leen dugg Amérique. te réew yi am ful la wala réew bu am ful la muy Iran ñoom dañu ne comme que Amérique dañoo interdit dugg États-Unis moo tax gis nga jullit dafa war a am dignité Iran dañoo am dignité ñàkkuñu fay la comme Arabie Saoudite Iran dañoo dañ ni États-Unis maanaam bu fekkee dañoo signé ni 6 mois ab jullit bu dëkk Iran dootu ko dugg Amérique ñoom it 6 mois la ni signé ni ab jullit ni ab américain dootu ko dugg Iran bu dee 3 mois bu ñu arrêté ñu arrêté. Et pourtant ay américains dañuy jógee Amérique ñëw di jàngi Iran loolu mooy fulla Trump tamit bi mu toogee visite bi mu njëkk a def mi ngi ko def ci Arabie Saoudite def ko pas pour intérêt jullit ñi de pour gën a mën a distribuer l'islam parce que bon fàtte nii Rex Tillerson mi nekkoon secrétaire d'État bu Amérique ci bi Trump bu soog a toog moom ci jëmmi boppam bi mu ñëwee ñoom ñoo ngemb Ben Salman parce que Ben Salman ak rakk ji ñoom ñëpp Arabie Saoudite lañ jànge ñoo koy jàppal tànk pour mu doon buur mais doon buur gi nag lépp pour détruire l'islam la parce que bon fàtte ne bi mu toogee daje ba mu njëkk a def visite ba mu njëkk a def mi ngi ko def en Arabie Saoudite ci lan ànd ak saoudien yi tër l'islam rendi waat ginnaaw bu maami Ben Salman bi njëkkoon a rendi l'islam waroon ko ca jamono Théodore Herzl bi ni tas nguuru l'islam ren di waat ko beneen yoon muy reyu ñaareel waaye du dee mukk nag l'islam ci lan ko defee waat mooy l'islam bi bees yi ngeen gis Arabie Saoudite islamu xumbaay ak mumbaay di tëgg ay concert fu soriwul barabu yonente bi lépp lu ne ko ay muxaddasaat nga xam ne yàgg nañ koo désacraliser ñu gën di ko désacraliser pour ñoom ñoo dàq su ne caricature dañuy wax rek waaye Arabie Saoudite lii ñuy def di tëgg ay concert fa baax jóge woon tas
àdduna bépp tey ñu dafa delloo mbon loolu moo gën a yées caricature yi laa wax loolu moo gënoon a yella manifester et pourtant ñoom sax comme gis naa bi ni manifester ñuy yëkkati drapeau Arabie Saoudite mais Arabie Saoudite ku fa manifester ci caricature yi ñu tëj la kenn amatul droit léegi Arabie Saoudite ñoom it xutba wax dara juif yi ku ko fa def ñu fat la ci kaso bi ku ko fa def ñu fat la ci kaso bi Trump moo tax première visite am mu réservé ko Arabie Saoudite pour ñu gën a mën a rey l'islam nga xam ne ñoom la ñu àndal di xeex l'islam républicains yi boo jëlee tamit keneen ku mel ni Henry Kissinger ku yàgg ku bon la ci ñoom it xeex bu bëri bu ni xeex l'islam loxoom génn ci moom moo waxoon premier ministre bu Israël axeram bi ni ko maa ngi bi defee seen accord yi nekkoon Camp David mu ne ko maa ngi lay dénk xeet wu mën a nelaw muy xeetu l'islam mu ne ko nag seen problème mooy duñ dee noo mën a def pour nelaw yi yàgg na yàgg moo tax ñu nii la ñuy nelaw mais kañ nga di yeewu léegi nag kon buñ dégg si waatee ci politique bu kii affaire étrangère bu Amérique ci histoire li ñu jàngal mooy démocrate yi ñoo gën a am ubbiku ci l'islam mën nañu ko tudde noonu parce que même Obama amoon na ay ñiiro ŋaayoo ak Netanyahu mu sa d'accord ci nu mu tuddati ci colonisation bi kër jullit yi ni toj di fa dëkkal ay juif loolu mu si ci d'accord ba ci sax am na ay experts yuy wax ni doon daka xaj na mën nañoo bañ a xaar changement bu bëri waaye Trump nim neewul léegi ci problème Israël ak Palestine bi ba dëkk bu Israël nangu woon ci Syrie mooy Golan ñu tuddee ko loolu mën nañ ko bañ a xaar ci démocrate bi beneen bi mooy problème bi gën a magaat ci monde musulman muy problème Israël kii États-Unis ak Iran puisque États-Unis nag réew bi mu gën a amoon problème ci monde musulman mooy Iran te Iran ma wax leen ko Iran li leen jotaleeg Amérique ak Israël mooy dañoo doon ay workat suba bu mu waroon ni palestiniens yi comme ni ko Ben Salman mi ak ay gaay bi gëmee wane ni juif yi léegi fii am nañ fi xaqiya am na sax ci ñoom ñu wane ni ñoom juif yi ñoo ëpp priorité musulman yi ci Palestine bu nu waroon rek ñu jubóog Amérique kon ñu dindi sanction yi bu moom nangu woon a rasé wu ci ginnaaw Israël bu Israël ci soole ñu ne ko yarhamukallah léegi te ñu jàmmoo accord yi historique yi fi ñëwoon muy accord traité de nucléaire bi mooy 5+1 bi mooy réew yi am droit de veto ak Allemagne plus Allemagne accord yi ñu signé woon ak Iran buñ fàtte ni Obama moo ko signé woon te démocrate la te ñu ngi xaaral sax nguur gu bees gi di Joe Biden jël si waat ci accord yooyu nga xam ne Trump bu mu njëkkee toog la mu njëkk a def te lobby ay pag lobby juif yi santoon ko mooy mu tas accord yooyu Obama signé woon kon dal foofu dama bëgg a wan ni président Amérique yeet ñoom it ci ginnaaw lobby yi rek la ñuy dox Joe Biden it bi jàpp na ni bu ñëwee accord yooyu dana ko signé waat mais nag buñ fàtte tamit loxba bu am ci daanaka réewum Amérique démocrate ak républicain daanaka nag su réewum lool de ci yenn politique yi laa ci yenn politique yi doon taka xaw nañu am ay wuute ci yenn yi foofu li ma sa bàyyi xel Trump pour wan la ne la ñoom daanaka président Amérique yi amuñu doole Trump républicain yi ci wàllu liñ gëm ñoom démocrate yi nag ñu leen gën a bëgg affaire ay góor jigéen ak xeet yooyu loolu lu mat bàyyi xel la ndax Trump naka jekk avant li muy toog gëmutoon affaire góor jigéen mais bi mu toogee amu ci pexe dafa mujj di ko défendre foofu daal li fi tënkeet mooy président Amérique moom président Amérique la gis nga maa ngi ko waxee africain bu ñàkk fayda naan ay président Amérique bi toog ñun dañoo gëm ni ñun monde musulman suñu problème ñoo ko war a régler suñu bopp que ça soit président bi toog démocrate la wala républicain waruñoo gën a soxal loolu ñun gis nga Iran
biñ leen laajee Joe Biden ak Trump ku leen gënal dañ ne ñoom seen yoon newu ci ñoom li leen yitteel mooy président bu man di toog politique ba muy doxal ñu fekk ko ca bu wootee jàmm ñu wootee jàmm bu wootee ay ñu wootee ay loolu mooy wax ji. jullit ñi nañu fexee ber seen yoonu bopp dellu ci al i'tisam bi hablillah wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu jooju dellu ci innamal mu'minuna ikhwa dellu ci xam ni al izzatu lillahi wa li rasuli wa lil mu'minin dellu ci gëm ni nag ñoo war a feesal adduna bi ak kilifteef feesal koog justice feesal koog égalité feesal koog fraternité feesal koog lépp loo xamante ni ay kalimaan maasuur la yoo xamante ni noonu lislaam yi dañ koy jëfandikoo di ci ndax ay nit te lislaam amee dëggi baat bi waaye amee dëggi continué bi ñu jël ko jëmmal ko te bañ a nag wér ko suñuy mbir ci président Amérique bu faloog bu folli ko wala président bu faloog bu folli ko waaw. waxtaan yi mi ngi commencé gudd tey liñ bëgg a wax yëpp it xam naa lu xaj ci benn émission damay yaakaar ni nag bu la ko sa jot mayee dañuy jàppaat beneen dikk ngir àggale waxtaan yi rawatina li jëm ci wàllu Amérique ak ndax bëggoon nañu wax ci wàllu Israël ak yeneen yee ci aajo waaye xam naa damay ragal ñu jàppal ko beneen dikk ndax waxtaan yi waa ngi commencé gudd xëy na mën naa am ñu laal ci sa jot lu bëree bëri waaye xam naa ñu def dernière question bi rek ci lu jëm ci wàllu Amérique maa ngi dégg ngay tudd juif yi nag bëggoon naa xam daal juif yi lan moo tax ñu am doole bi ñu am ci àddina te dafa mel ne son nombre demeewul noonu léegi lan moo tax ñu mën a doxal àddina bi di ko yilif nga xam ni comme ni nga ko waxee bu dee dëkk yu mel ne France ak États-Unis daanaka ñoo fay fal ñoo fay folli léegi doole yi juif yi am te seen nombre bariwul nga gis ne Israël nga xam ne dëkk bu ndaw a ndaw la waaye teewul Amérique moo koy protéger ci lépp loolu daal lan moo ko war a indi ci àddina bi loolu bëggoon naa nga indi ko xam naa mu doon dernière question bi bu fekkee am nga loo ci yokkit nga yokk ko ñu tëje ko incha allah ñu jàppaat beneen dikk ndax lii dafa mel ne question bi daal ak lu aju ci loolu ñu laalaale jëm ci sax ba ci Moyen-Orient beeg Proche-Orient yaakaar naa day laaj beneen jotaay incha allah. waaw Cheikh Oumar Moustapha waaw wax nga dëgg xam naa incha allah beneen yoon ñu yeggale ko waaye sa dernière question bi mooy juif yi effectivement ñoo dominé àdduna malgré seen nombre bu néew parce que juif yi ay à peu près ay 14 millions 15 millions lan toll ci àdduna bi léegi jëlal 14 millions ci ay 1 milliard 300 400 1 milliard 400 nga xam ni jullit ci àdduna bi rek buñ tifli woon juif yi ñu lab jullit bu nekk bu fekk waxuma xeex de lim naan jullit yi buñ tifli woon waa Israël rek waa Israël lab mais ñu yembar ci seen kanam xamul tax mooy ñun du ma wax juif yi comme ñoom xam nañ yàlla yi dëgg ji doon naka jaamuwoon ko toppuñu ko comme ñoom xam nañu li alquran wax te jullit ñi dëgg toppuñu ko ñoom ñu jël ko ci waxin mooy wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu jooju ñoom moom dañoo bennoo waaw dañoo nosewu seeni mbir dañ koy teg ci xam-xam te xam-xam boobu julli ñi ñoo ci ëppale ñëpp mais duñ ko jëfandikoo toppatuñu ko ci ay détails la ñuy dox ñun jullit ñi te juif yi ñoom doxuñ ci ay détails dañuy planifier li ma waxoon léegi juif yi bi ñuy bind di falsifier tawraat di wax ni di layal ni ñoo moom kooku yonente bi ñëwagut booba Théodore Herzl bi nga xamante ni mu njëkk a xalaat création Israël nga xam ni juif yi ñi ngi xalaat nun indee bàmmeelam ci Israël pourtant bi muy réalisé wu fekk ko ñoom luñ xalaat te def téeméeri at fekk ñu defoon ko téeméeri at avant fi mu ne téeméeri at yii di ñëw leen war a doxal planifié nañ ko bu yàgg te seenu noose nag yegg na ci lu jullit ñi nas ci weer ñoom mën nañ ko yàq ci benn fan waaye ñoom lu nas ci benn fan jullit ñi weer mënuñu ko kii yàq xam nga tax mooy ñun li ñu alxuraan sant dana ko fi ñukk
dem di wëri tedd nga ci ginnaaw yahud yeeg ñi yilif yàlla toroxal ñu mais bu del fi woon xam suñ bopp xam li ñu amee kon wallahi dañu ñum nga lax ni ko kenn Abraham Lincoln nag kon na président ci Amérique newoon na franc-maçon yi boo leen bàyyee mooy juif yi ne boo leen bàyyee ñu am doole boo amugoon doole Amérique newoon na ñoom dana mujj ñoo toog ci bureau yi yéen ngeen doon seeni jaam te loolu moo am tey Amérique kenn du fa falu te falu woo taxta mubarakati al lobiyat al yahudiya rawatina lobi ay par lobi juif yi ñoo lay def loo ñoo lay dindiloo mbooleem luy alalu àdduna ñoo ko yilif le monde de la finance banque yi nekk ci àdduna bi yépp ñoo ko yilif organisation internationaux yi ñoo ko yilif Nations Unies yooyu yépp ñoo ko créé de toutes pièces pour manœuvrer pour doxal seeni agenda pour dem ci seen nouvel ordre mondial boobu ñu waxoon xukuma alay moobu boobu ñu waxoon ni day dox ci bëgg-bëggu seen yàlla jooju nekk tawraat muy Yahweh lépp ñoo ko planifié président yi ci adduna bi yëpp ak buur yi ay benn ñoo ci wér ci seen waaw que ça soit muy Amérique muy France Allemagne Arabie Saoudite dëkk ba ci suñu dëkk yi boo jël ci seen waaw la ne wéy loolu nag il faut jullit ñi pas bi ñu war a njëkk def mooy xam ko doxit ñoom ngir bennoo topp téere bi gën a mat nga xam ne lépp luy xam-xam lépp luy solution mi ngi ci mooy alquranul karim waaye amul secret ñoom daal li ñuy lif àdduna mooy alquran waxoon nañu ko waaw yahud yi ñoom li leen yàgg a xamee mooy alxidaa ndax xaswa méchanceté karahiya boddi konte bañante ci lan yàgg a dox taal ay guerre ak lu riba ci yooyu lan yàgg a dox dund ci kaw nit ñi parce que ñoom nee na ne seen yàlla ji ngëm neenan moo leen daganalal dereetu ku dul yahud ak alalu ku dul yahud moo tax guerre yi ngay dégg ñu di ko taal ak feebar yi ni kër yeeg pour ay taal ay guerre pour seen groupe armement mondial yi di am xaalis ñuy jox kii arme di jox kii arme ñuy rayante créer ay feebar ba pare wëlbati ko def ay médicament ay vaccin di ci am xaalis nit ñi di ci dee seen yoon néewu ci loolu nit ñi dañ ci war a conscient doole yi ñu jox seen bopp ci ay droit de veto ci ay guerre yu taaloon ci ay tappale yëpp jullit adduna bi dañ ci war a conscient waxuma sax jullit ji mais adduna bi waaw kon xam naa dañuy tëje foofu di vraiment sant bu baax waa alxusabi gépp buñ ci laatee cant gi rek teg ko ci sa loxo yow si Moustapha Diop wax dëgg yàlla sa taxawaay rafet na ci xam-xam ak lislaam ak it teg ko ci loxo suñu xarit suñu Mbàkke Diop ak ñoom suñu Seexuna Basiir Touré ñoom suñu Bay Wàdd ak Oustaz Pape Ndiaye ak Mourou Mbàkke Touré ak ñoom suñu Fallou Gala Sylla ak ñépp rek waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jéggalu xëy na guddal gi ak xëy na ñàkk a nofe gi waaye ñu ngi ñaan daal yàlla gën a teg loxo al umma al muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam ak gën a xamloo jullit ñi seeni priorité ñu dox jëm ci te suñ priorité du lenn lu dul an na'tasima bi hablillahi ñu xam ne tamit suñ priorité mooy innamal mu'minuuna ixwa ñu xam ne tamit ñun ñoo am li gën te ko am li gën nag da nga koy fexee gën a valoriser te mooy alquranul karim ñoo am ci gën muy àlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo am li gën muy alquran kon li ñu defe rek mooy ñu gën a nosewu gën a bennoo
gën a xam ni adduna bi moom ala kulli xaal ci loxo mu'minun xaqan yi lay mujj loolu nag kenn wala caa war a fexe bokk. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf professeur Khat Fakka ñu ngi lay gërëm bu baax a baax nag wax dëgg yàlla waxtaan wi kawe na suñu njortu comme ni nga ko waxee waxtaanu kii moom moo mel noonu waaye li ñu macha allah li war a leer yëpp leer na xam naa rek incha allah bu jot amee rek incha allah ñu àggale li ñu bëggoon àggale ndax li ñu war a waxtaanee bari na loolu macha allah comme téye nañ la lu yàgg nag ñu sant la gërëm la ndax it waxtaan wi macha allah dañ la ko wax rek nga daal di ci am sewarte gu mat sëkk bi nga dikkee leeral nga ñu loo xam ni ëppoon naa bañ a leer ñu ngi lay sant bu baax a baax ci turu kilifay groupe bi yëpp yaa ngi tudd imam Pam Ndiaye ak kilifa yëpp ñoom sëñ Mbacke Diop ak ñoom sëñ Cheikhouna ak ñoom sëñ Fallou ñëpp rek ñu ngi lay sant ci seen tur ndax ñoom itam ñoo am yitte yi ngir ba mën a taxawal lu mel nii kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm ñëpp ñoo xam ne ñu ngi doon teewlu ñi doon déglu ñëpp ñu ngi leen di sant di jégalu bu baax a baax nag ci dog-dog yeeg yëpp rek ak xëy na ñàkk fasax geeg yëpp rek ñu ngi ciy jégalu ci doon présenté émission bi di seen bokk Mouhamadou Moustapha Diop doon ànd ak professeur Khat Fakka mu ñu doon leeral ay mbir yu am solo yoo xam ne yaakaar naa ku ko dégg rek jariñu nga ci ñu ngi leen di jox daje insha allahu rabbi fii ak fan yu néew ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu